Hashtag News sur Vibe Radio. The best radio station on Vibe Radio. Vibe Radio téeméer ñaar yu tomb ñett bu dee yéen a ngi ñuy déglu xam leen ni seen magazine Hashtag News la di ci dalal nag ni mu leen ko waxee sànq rek commissaire Cheikh Keita kon nag commissaire du ma def lu dul di la nuyu di la dalal fii ci Vibe Radio. sant sunu borom baax a baax maa ngi lay di la nuyu di nuyu auditeurs Vibe Radio yëpp di ñaan yàlla lépp lu ñu fi taataan mu jëriñ askan wi. incha allah kon nag laata ma lay bàyyi nga ñëw dafa am loo xamante ni dañ koy nemmeeku sëñ bi Babacar fii ci Sénégal que ni jamono yi daal dafa mel ni askanu Sénégal dañu dem ba xaw a ñeme ñi nga xamante ni ñoo yor sunu karange mu di takk der bu ñu ko waxee nag policier lañ ci gën a gis ndaxte bu ñuy fàttaliku li mujjee am rek bërki dem boo njaay altine diggante jakartamaan yi ak policiers yi ndax dañoo dem ba sax song commissariat police mu mel ni nag ak yeneen la xewoon Guet Ndar ak yu ni mel lan moo tax ñu njort wala mu mel ni sénégalais yi dégg nga maam daal ñeme takk der yi doxant nañ ci mbedd yi laaj leen seen xalaat ñu teewlu ko ñëwaat. lu tax ñu ñeme policiers yi dafa yomb nga gis policier quoi marche bu am rek dañ koy tere quoi léegi génnee policiers yi gars yi du leen gis nii mais bu njëkk ba suñ la waloon police rek ramasse ngi ñëw rek laa la wax da ngay sori foofu yëpp jamono bii nag étudiants yi suñuy grève marche bu am dañuy génnee policiers yi loolu moo tax xam naa peut-être waaw dañ dem ba nga xam ne dañ leen démystifier quoi bu njëkk ba c'est vrai que boo gisoon policier da ngay daw parce que police rek tur bi même bu ne ramassé ngi nii sax da nga daan daw ay noble lan dañ leen respecté jamono ji nag ñu toll nii da ngay gis ni dañ leen ñimee pourquoi ñu ñimee sama xel bu gàtt mooy que ni est-ce que policier lañ ko doon woowee wala la taxoon ñu koy teg ci mu doxal yoon moo ngi koy def dama ne déedéet parce que lu ne fàng aussi tamit kenn du ko jeex mooy que ni dañuy laaj xaalis ci yenn citoyen yi nga xam ne yow da nga am sa pièce def nga infraction demal police nga jaar yoon ñu jox la sa papier comme ni ñu koy waxee nga am loo ci joxe kooku bu ëllëgee boo ko arrêté sa sax du la faale donc cër bi nga waroon am ci moom dootoo ko amati kenn dootu leen nawloo donc man dama bëgg ñu delloo si waat xel yi policiers yi est-ce que ñu ngi jouer seen rôle ba mu mat sëkk je ne pense pas waaw yaakaaruma ko policier yow mi di joxe ordre war nga am benn comportement mais boo ñëwee foog ni tenue bi rek moom mooy kii di gëdd nit ñi di yuuxul non da nga war a ñëw réguler waxtaan mais loolu amatul c'est des jeunes yi nga xam ne dañ leen di jël man je pense que il faut ñu delluwaat sur la formation. li tax sénégalais yi ñeme policiers yi est-ce que nekkuñu di rebelle wu parce que policiers yi dañoo foog ne ñoom moom dëkk bi ndax instant est-ce que sénégalais yi en fait dafa mel dafa am lenn lu nekk ci ñoom temps yi ñu ngi xawma filmer yi ñii seetaan la xawma lan la mais daal am na lu xew ci dëkk bi. méttiwaay dëkk bi rek moo tax gars yi fipp gars yi dañuy sës instant bi moo tax ragalatuñ dara loolu moo waral affaire yi di demee nii loolu kese la du leneen soppiku moom jot na mais lépp ci dëkk bi la rek méttiwaayu dëkk bi moo tax gars yi amatuñ sago daal amatuñ benn maîtrise seen bopp moo tax instant yi ñuy fipp chaque jour parce que dañuy dem ba ñekk duñu ànd ak seen xel loolu moo waral lii yëpp li am. loolu moo waral lii lépp di am monsieur le commissaire déglu nga askanu Sénégal wax nañ seen xalaat sa commentaire. sama commentaire ci affaire bi c'est que am réew dafa am moment yi nga xam ne bu fa tolloo lu mel nii dafay mën a am parce que dañ ni amul woon démb am na tey li amoon démb lan la police bi nga xam ne su génnee effectivement ñëpp daw la peur du policier ragal alkaati ragal gendarme kooku dafa ne woon ci benn niveau mentalité foofu la xel yu toll woon booy remarqué détérioration yi mu ngi commencé ay 1980-90 ci la ñu commencé gis environnement bi di changer ay manifestation di am citoyens yi seen bopp di jàkkaarloog alkaati yi di jéem ci mbedd mi ci biir université yi ci biir école yi yooyu di am ba toll fii su fekkee ni tey dem nañu ba ñuy attaquer commissariat yi ça veut dire que yàqu-yàqu bi toll na fi nga xam ni il faut que ñu comprendre lan la d'abord ba noppi mën ci indi ay faj mais yàqu-yàqu am na yàqu-yàqu boobu nag mën nañu ko expliquer lu normal la parce que jamono day dox jamono buy dox lu nekk nga ci fa la ñuy defaree fa la yàqu-yàqu di am fa la ñuy jël responsabilité fa la ñuy corriger erreur yi. te li nga wax sax yàqu-yàqu am na nañ ko defaraat waaye même ci sama biir micro-trottoir dama la ko tegalul waaye am na ci ñoo xamante sax dañu indi ni la tax ñu gën a ñeme askan wi gën a ñeme takk der yi est-ce que du sax way politique ba joxe misaal lu ki fi nekkoon ay jamono njiitu réew Abdoulaye Wade déggoon nañ ko fi mu ni ay jamono bu leen sànnee lacrymogène da ngeen ko jël ngeen delloowaat leen ko président actuel Macky Sall am na yoo xamante ne def na ko digganteem ak force de l'ordre yooyu yëpp bokk na ci ñoom ba ma taataane seen kàddu la tax ñu gën a ñeme mais li nga wax nee na yàqu-yàqu la comme que yàqu-yàqu la te jamono day dox saafara bi en tant que commissaire pour yow lan la ci jamono bi ngir loolu dañ saafara bi d'abord waaw li nga comprendre da nga koy mën a faj li nga comprendre mënuloo ci dara la yi nga xam ni ñaari levier lañu war a téye lii nga xam ni moom mooy outil bi muy police nan la war a toppe jamono ba comportement am dëppoo ak jamono
police organisation dëppoo ak jamono. mu intégré données yu bees yi ça veut dire que fii askan wi newoon démb di ragal police. loolu nekkatul pourquoi parce que jamono jooju li taxoon muy ragal police yi tamit du woon situation bu normale situation rek la woon. tey objectif situation bu objectif la ñuy wax. askan wi nii la war a taxawee police bi nii la war a taxawee pour ñu nekk situation bu normale askan wi dafa war a xam ni police instrument am la njëriñam la fiy dox moom lay doxal quel que soit le point de vue policier tamit dafa war a xam ni askan wi la fi nekkal njëriñu askan wi lay dox loolu la fi nekkee loolu nag dafa war a refléter organisation am moo tax à chaque fois que situation am ñu ni ministre bi def na lii def na nii ñu ngi jéem a dëppoo ak loolu dëppoo li nga xam ni moom moo tax ñu jóg parce que nguur gi li tax mu teg police c'est pour que mu doxal askan wi su ñu demee ba mu demee ne tamit il faut que ñu delluwaat ci askan wi seet comme ni ko xale bu jigéen boobu waxee lan moo xew exactement lan moo xew est-ce que normalité la du tiitar ci askan danger la ci askan que askan bi ñeme police bi ba du coopérer ak police bi ñeme police bi ba fu mu tolloo di jàmmaarloo ak moom ñeme police bi ba léegi problème bi mooy nan lañ koy téye suñ doon dugg ci débat wu problématique bi xam nañu fu mu jógee booy seet comportement de rue yi commencé wul fi ñu ko waxee comme ni nga ko waxee tout à l'heure booy seet ay années 90 depuis avant un peu avant événement naar yi 89 le délinquance de rue bi commencé di occuper mbedd mi di approprier wu mbedd mi jëmale wu ko ci police mais mu ngi ko jëmale ci profiter ci mouvement de foule yi pour def ay affaires toj ay boutiques sàcc ay ceci def noonu def ay procession ba ñu procession match bu jeexee ñu gàddu ay yat gàddu ay jaasi muy évoluer di évoluer ba loolu tàbbi ci biir espace universitaire bi tàbbi ci biir leneen ba politique bi ñëw dugg si ñu indi facteur yooyu ngay wax naan diw wax na lii mais prolongel yi tamit nil bi ñu demee dem ba politique bi tamit ak loolu yëpp jaxasoo dafa am yeneen génération wu discours yu ñëw discours bu leen ko nangu réew mi yéen a ko moom ñu jaawale wareef yelleef devoir ak responsabilité ñu jaawale ko ba nit ñi dañuy foog ni ñoom ñoo war a wax police bi nu muy doxee ñoom ñoo war a wax fu police bi war a yem seen ay droit lépp la lu ñu ñàkk rek ci mbedd mi lañ koy këfinee manifestation dootul manifester pour wax sa tawat manifestation pour jàmmaarloo ak alkaati yi la dynamique yooyu dafa am su amee nag léegi nanu seet responsabilité yi acteur politique am nañ sa raison état bi en premier dafa war a ressaisir problématique bi ci levier yëpp mu dox ci population bi ñu dox ci ñoom ak communication éducation rééducation retourner ay valeurs mais tamit médias yi dellusiwaat acteur politique yeneen yi xam ni seen moyen wu accéder au pouvoir wala seen moyen wu am leneen du jël peuple bi dóor ko ci kaw pouvoir bi loolu yëpp c'est des aspects yi nga xam ne il faut ñu liggéey ci munoo wax rek ni solution bi lii la mais dafa am liggéey bu bari bi nga xam ne il faut ñu def ko en tenant compte de toute la réalité ça veut dire mbir mi li mu doon yëpp solom ñu teg ko ci kaw table mën ci wax. ok leer na mu di commissaire Cheikh Keita ñu koy dalal fii ci hashtag news ci sa wax sànq jàpp naa ci ni muy politique di ñeneen ak ñeneen booy xool discours yi dem nga sax ba ci événement naar yi ni affaire bi commencé wul léegi mais léegi discours yi lenn la bu ñu ñëwee di manifester maanaam fippu est-ce que fippu googi demul sax ba gën a yaatal ñàkk kaaraange gi ci biir réew mi. xam nga fippu ak ñàkk kaaraange du benn. ñaaru dimension wu comportement la. ñàkk kaaraange luy dal ci kaw nit ñi la di def pression bu continue ba nit ñi sentir ni ñoom amatuñu jàmm amatuñu wóor ni suñu tëddee dinañ yeewu kenn du leen fekk seen kër gaañ leen loolu délinquance moo koy indi fippu bi beneen dynamique gu taxaw jàmmaarloo weddi nguur bu fi mënti ñëw ku mënti ñëw ñun la déedéet du yow li nga fi waxoon démb loolu mooy sensu fippu boobu dafa am aspect politique bu fondamental bu ci nekk c'est-à-dire dafa am partie population bi fu ñu réeree xamatuñu fu ñu jëm pour que ñu trouver ay réponses ci seen problème te duñu wax seen bopp ñoom ni am nañ ci responsabilité dañuy wut kan moo nekk responsable donc ki nekk responsable mooy ki leen di romb di dem kii ñu xam ni moom moo nekk ci préfecture bi ki nekk présidence ki nekk feneen mu indi nag dimension wu yaa war a faj suñu soxla moo tax man la doon nekk ci confusion wu large
droit ak devoir. mu am nag ci biir désordre bi am tey. retenue bi nga xam ni ki yore nguur daf koy am taxul mu ñàkk am responsabilité dafa war a percer ci biir retenue boobu am ko parce que moom lañ dénk réew mi mais nag mu diagnostiquer problème yi ni mu taxawee pour d'accord ni aspect fippu boobu am na mais mu doon feebar bi nga xam ni moom daf ci war a indi ay réponse bi mu ngi ci communication réponse bi mu ngi ci saytu problème yi nga xam ni moom la askan wi am ci biir quartier yi ci biir koñ bi ci biir réew mi seet nan lay àndee ak ñoom gérer ko parce que faj bi du léegi pour ñu mën a avancer ñëpp nekk ci dalu xel dalu comportement mais yeneen acteurs politiques yi nga xam ni ñoom c'est des forces de critique force de proposition lañu dañu waruñu taxaw fii nu taxaw tey loolu moo gën a gêner du Sénégal rek foo seetee Afrique un peu partout monde bi un peu partout espèce su activisme la bi nga xam ni dafa indi que lu taxaw da ngay weddi lépp te doo fi teg dara da ngay bëgg jël nguur gi tey te doo wax yow lan nga ba war a wax ci nguur gi lan nga war a mën a indil askan wi ak réew mi lu tax ñu war la gëm mais da nga naan kii fi nekk na fi jóge lim fiy def baaxul nan ko weddi na fi jóge nan wàcc si mbedd fajal suñu sox maa ngi fàttaliku benn échec gu aar li nu bokk bu ñu am échec ba noppi dal di taxaw ni lii lépp askan wi la comme ñun dañ leen di défendre te yéen du ngeen défendre tant pis pour vous mu mel ni dafa am benn race surhomme ay nitóori yi nga xam ni dañu nekk fa la ñoom ñoo gàddu sooru askan wi di jañax askan wi nag naan ko yow la nii nga war a mel naa nga war a mel te am na fi nga xam ni fa la nit di nekkee xale dafa am fu ñu ko mën a yóbbaalee fi xel di matadee dafa am fu ñu ko mën a yóbbaalee nit loolu moo indi ñooñu di këf ñu bari di leen jóor ci li ngay wax contestation bi loolu moo koy indi te tey loolu moo ko entretenir amul raison amul objectif tant dans le milieu scolaire forcément que dans le milieu politique d'une manière générale dafa am ñi nga xam ni weddi mooy seen programme weddi mooy seen projet weddi mooy seen raison d'être li ñuy wuti loolu lañ koy amee ñu bari damay citer ba ñu ay genre des monstres comme ay Kémi Séba ay Nathalie Yamb seen discours ay discours la yi nga xam ni gëmuma ko suñ ma ko opposé man bu ma leen répondre di nga xam ni newuñu ci dëgg newuñu ci yoon. Pourquoi parce que en substance boo nekkee leader dafa am responsabilité dafa am devoir da ngay wax lan la kan nga d'abord lan ngay xeex lan ngay faj soo mënul faj dara amuloo droit wax ci espace public. kon donc yow discours ñoo lànk ak Guy Marius Sagna convaincre uñ la. non du question convaincre. wala ni ñu koy joxee du question convaincre. ñoo lànk fi nu taxaw du taxawukaay. fuy taxawukaay ba. dama lay wax lu tax du taxawukaay d'abord. xam nga li ñuy def am na ñu ko war a def mais projet wu taxaw daal ni askan wi kaay leen ñoo lànk du taxawukaay ci ñoom sooy wax dara da nga koy mën a expliquer ba mu leer naññ nga d'accord su fekkee ni yow da nga ni da ngay liggéeyal askan wi da ngay d'accord respecter ki nga jàkkaar lool mais ñoom li problème ci ñoom. amuñu respect ci kenn ku àndul ak ñoom foofu du taxawukaay président mën nga wax ci moom lu nekk pourquoi parce que fi mu nekk d'accord ci mu nekk foofu te yow da nga bëgg nit ñi gëmadi ko te pourtant yow tuuti nit nga ay sénégalais yu bari ñoo ko élire élection boobu mënoo ko yow weddi kon da nga war en tant qu'acteur da nga war a taxaw apporter sa contribution ça veut dire que ñëw ci penc mi dugg ci waxtaan wi. mais fi nga xam ne position la nii la ni ma ko bëggee rek wala du noonu askan wi jóg leen loolu mooy globalu discours Guy Marius Sagna ñoo wañ ñoo lànk soo demee ak ñoom ci débat très souvent da ngay gis dañ lay limal bi tubaab bi defee nii ñu teg nii bi waa ji defee nii bi Macky demee fële wax ko loolu amuñu ay dañuy teg nag léegi compiler ay événement tegal la ko ba noppi nag léegi ni la voilà moo tax réew mi doxul mais réew mi su fekkee yow da nga am ci penc mi baat war ci wax da nga naan réew mi doxul ndax économie. waaw da nga naan réew mi doxul. ndax lii da nga naan réew mi doxul ndax lii. buñ ko doxalee woon nii kat te du doon violence da ngay dem ba am accès ci ñi yor réew mi actuellement parce que pendant 5 ans ñoo koy yore ngeen am ay toogandoo ay waxtaanandoo wala ngay bind di leen jox ba noppi di ci waxtaan ci penc mi nag léegi nit ñi di échanger. ñoom ñu ciy jàng keneen di ciy jàng ñuy rectifier ñu xam ni ñëpp xol bu leer la ñuy doxee mais xund ak kaas.
ak jël askan wi naan ko fii nga taxaw da nga war a occuper mbedd bi da nga war toj lampe yi da nga war a la loolu du yoon. kon gii ma la ngaamu ci palais ba loolu moom àndoo ci tey àndoo ci ëllëg it. man damay sama wax dafa clair Guy Marius Sagna mu ngi ci rôle am moom li mu bugg xam na ka fi mu jëm xam na ka xam nga ñiy réer ci problème mu activiste mooy ñi nga xam ni seen soxla ci xam ak lijjanti lu nekk lu mu doon soriwut man damay xalaat di xool lu nekk kii lu tax muy def nii. kii fan la dooree kii fan la agsi Guy mu ngi ci projet moom mën na xalaat dem la ngaa mu ci palais bi moo xam lu muy wut effet bi mu ciy wut na assumer conséquence bi. au-delà d'une manière générale mais des na. yi tamit problématique gu sécurité palais bi dafay lu compliqué tellement que ni waruñu banaliser loolu dal di jaxase rek daal ni Guy Marius Sagna lu tax ñu koy jàpp c'est la su demee ba moom mu ubbi yoon ba mën a dem ba jàpp ci buntu palais bi. dañu war a corriger politique yu bari moo tax ñu daax commissaire central bi. responsabilité la. commissaire central bi Guy Marius Sagna gënu ko dafa def faute ñu sanctionné ka mais su demee ba loolu am dañ ci war a jàngat seet ci contexte bi tey est-ce que palais bi am na sécurité bu doy non palais amul sécurité bu doy yooyu yëpp ay mesures la nga xam ne ñun dañu war a ànd di ci waxtaan non pas ñu focaliser naan am na droit dem jàpp ci palais bi parce que États-Unis soo fa demee da ngay am droit dem jàpp ci palais bi ku ko fa def te defoo ko ni nga ko war a def dinañ la tëj kaso. commissaire Keita moom la ñuy dalal palais bi am na sécurité amul sécurité dina ci leeral waaye am na foo xamante ni moom ñàkk na kaaraange ba jëwriñ ji Aly Ngouille Ndiaye ni incha allah dana fa taxawal juróom benn commissariat muy banlieue bi takar naa se na de banlieue bi ña fa nekk nelawatuñu de. bon man banlieue bi muy maa ngi fàttaliku mu nekkee xale nekk commissariat central Guédiawaye déjà safoon na. sap il y a près de 40 ans. donc changé wul. safoon na sap dafay dem di aggravé wu di évoluer jóge ci ay nit yore jaasi. dem ba ci fetal. waaw lépp dem ba ci xeer. lépp dem ba ci loolu yëpp dem na. loolu su détérioré ba déséquilibré moo indi insécurité bi ñuy wax tey effectivement war nañu mën a seet nan la ñuy defee maillage bi yokk présence policière bi yokk alkaati yi seen teewaay ci structure yu koy def man par exemple sama gisin c'est que loolu lu mu demee am na aspect de proximité yi nga xam ne aspect jege fexe ba askan wi ak police jegeyaay bi nga xam ni jaxasoo bi nga xam ni loolu day jur ay situation wu sécurité loolu lu koy indi mooy non seulement dinañu am ay poste de police dinañ am ay point de montage mais war na mën a am mouvement bu doy bi nga xam ni foo taxawu fekk fa alkaati wala soo fa taxawee 5 minutes alkaati romb la wala auto alkaati romb la wala loolu mooy ci dynamique maillage la bokk yi tamit ak yeneen stratégie yu nekk ci biir yi nga xam ni suñ ko dollee ci li ministre bi wax dina indi dara mais insécurité da ngay d'accord ni am na. dafa nekk li nga xam ni ci biir société bi la nekk dañ koy téye rek ba du tere nit ñi ñu dund mais suñ nee tar na rek na fi jógee. dañuy forcer problème bi dañ koy téye ba nit ñi mën a dund. jërëjëf mu di seen émission hashtag news ñu ci dalal rek commissaire Cheikh Keita Babacar ñu dem régie ñëwaat. Hashtag news, c'est l'info avec la rédaction sur Vibe Radio. Vibe Radio. Hashtag news sur Vibe Radio. The best radio station on Vibe Radio. Vibe Radio téeméer ak ñaar yu tomb ñett bu dee yéen a ñuy déglu xam leen ni yéen a ngi ci seen magazine seen émission hashtag news seen xel Modou Fall di ci dalal commissaire Keita Cheikh Keita ñu wéy sànq ñi ngi taxawoon rek ci ñàkk kaaraange gi foofule ci banlieue Sénégal gi yëpp sax naam sax am na ñàkk kaaraange gi matul mënuñu ko matale wax na ko te it nag gis nañ ni ci banlieue bi dafa wulee ñaay waaye commissaire est-ce que loolu demul ba tax fi mu ne nii càcc gi ñuy càcc du sax gone yi rek de mais gone yi ñoo ci gën a tar moom dafa takkarnaase fi mu ne nii torop sax te souvent li ñuy seetlu mooy ku ñu sàcc lu ci bari bu ñu jëlee 5 cas bu ñu seet ñu ni réer na ñaar peut-être ñoo ci feeñ ñi des kenn dootu leen gis bu may jël misaal gone ga jële woon Touba ba léegi kenn gisu ko ñu ngi wax ba léegi bari na fi trop càccu gone gi sàcc nit moom bari na fi léegi. xam nga yooyu phénomène yooyu dafa mel ni nga wax ci insécurité bi dafa dem ba à force muy bari dafa dem ba nekk problème bi nga xam ni il faut ñu expliquer pour nit ñi comprendre. Okay. Il faut que ñu indi ci ay réponses pour que nit ñi mën a dund ak loolu mu jeex wala mu nekk fi ñu xam li ñuy dund lan la. loolu moo nekk tey damay wax ni boo seetee ci weer yële benn avion téye nañ ko
Tchad ak ay tubaab mu amoon 2,000 xale. waaw yaa ngi fàttali phénomène boobu. loolu day am feneen ak feneen ak feneen ak feneen. yooyu boo liyee yooyu ak soxla bi doomu aadama am pour dem jël doomu jàmbur yóbbu ko soit parce que ce motif lan la da nga dof da nga déréglé da nga am soxla bi lan la da ngay njibartu ok da nga am soxla bi lan la da nga soxla bakkanu nit ki pour jot ci moom dara li nga xam ne da nga koy jaay am ci alal yooyu dimension moo ci nekk su fekkee ki koy def mu ngi ak sagoom suñu exclure ki amul sago rek nga xam ni kooku mën na def lu nekk mën na dal ci kaw mag mën na dal ci kaw ndaw dañuy seet problème yi war a nekk ci gannaaw loolu te ñaari zone d'investigation yi mooy njibartu parce que am na fi njibartu am na fi deuxième investigation ban intérêt la nit am pour def leneen effectivement am na fi parce que tey médecine bi dafa avancé ci yenn contexte yi nga xam ni nit ñi pour continuer dund jaral na leen lu nekk jaral na leen ay milliards nit ñi tamit wutum alal bugg alal ñun sénégalais bu ñu jël lépp rek teg ko ci ñeneen ñi ci lañu bokk parce que doomu aadama lañu comme ñeneen ñi li nit ñi di néeg a def pour am alal ci lu bon lu ñaaw ñun mën nañ ko tey parce que ci àddina bi la nekk ñu ngi ci monde bi nga xam ni monde bu global la bi nga xam ni li xew feneen day xew fii ba ñun ñëpp dañ koy defandoo donc nanu xool ci côté boobu xool ni soxla yi bari na bariwaay bi nga xam ni te am na ay territoire yi nga xam ni de non loi yi nga xam ni loo fa sàcc ci organe doomu aadama wala nit soo ko dugalee ci zone yooyu du ma tudd benn zone mais day réer parce que ñi ko fay soxla dañ ko fay wuti dañ ko fay amee te dañ ciy def xaalis commissaire loolu am na solo ci réer geeg càcc gi dafa am phénomène bu yees bu ñu nemmeeku Sénégal damay tudd ndax lu am la kaaw Kumba Kan mi nga xamante ni dañ ni woon dafa réer mu dem ba si yàgg feeñ waaye daal ci police li nga xamante ni joxe na ko nit ñi seen xel tey na ci ndax loolu phénomène bu bees lañ ko mën a tuddee kon non lu phénomène bu bees c'est que bii yii dafa médiatiser wu rek waaw kon yàgg na fi mais ci ndëngate doomu aadama lu nekk daf fi yàgg dama lay wax franchement man sama confidence ku ma dégg ci ma réagir ci affaire boobu xam na ni dafa ni cuy rek ma ne du dëgg mais maa ngi tey xamul tax suñu ne diw dafa génn seen kër di dem tel endroit fële la jëmoon ak fële la jëm àggul bëccëg la amuñu benn indication ci moment bi nga xam ni fële nu ko jàppe ci bëccëg benn indication ci situation bi nga xam ni fa la réeree de manière tembe fu mu àgg fan la dajeeg nit ceci cela amul dara woote na téléphone amuñu benn repère bi nga xam ne tënk bi nga xam ni mën nañ ci lijjanti ni effectivement càcc am na réer moo am réer bi nag ku mu neex nga réer mais am na ku ñu réeral yi tamit mais ki réeral boppam mu neex ka mais vraiment y a pas grand commentaire à faire ñun ñëpp nous sommes dans ça suñu dund la dund doomu aadama yi la ay jub daf ciy am ay pexe daf ciy am ay plan daf ciy am lu nekk dafa am ci biir askan wi surtout nga xam ni fi mu nekk ñu ngi ci àddina yu fëxandoo lu nekk daf ciy am alalu àddina ak dëngate doomu aadama mën na ko yóbbu ci lu nekk ku ci réeral sa bopp yaa réeral sa bopp man moom laa mës a xalaat li tax nga réer nag du liñ koy expliquer ñun mais yow yaa war a expliquer ban problème particulier nga am pour duggoon ci loolu pour créer situation bii loolu nag ci biir kër ga lay feeñe moom moo xam wala mu tekk ci benn mi ñëpp xam mais phénomène yooyu du ren yàgg na fi jigéen jóg na ànd ak nit dem ba ay at ba am ay doom ci biir foofu ñu soog ko gisaat encore jigéen jóg na génn këram ni mes ba ay at feeñe Italie feeñe feneen je ne cite pas de nom gaal yii di dem en Europe jigéen réer na ñu koy wër ndekete mu ngi ci gaal gi bi ñu leen jàppee fële Lampedusa xawma fa la ñu xam ne moom mu ngi ci biir gaal gi donc loolu lu fi yàgg la c'est des phénomènes de société mën na nekk rek ci faits divers yi mais il ne faut pas que mu alarmer ñu parce que bi jamono ba léegi nit ñii dañu jub comme yoon ñii dëng def nii ñii di wuti tamit ay pexe ponctuel du dëng ko fin ay pexe yi nga xam ni ci situation bi nu nekk génn ci tànc bi lu leen seen xel jox ñu def di nga gis yeneen phénomènes yu dul loolu pare commissaire du ñu wax ci kaaraange ak ñàkk kaaraange te du ma ñëw ci
ASP yi coow li bari na ci ñoom trop ndax amal nañ vraiment njëriñ askan bi ASP yi selon vous. man maa jëkk d'accord ni su fekkee ni ASP dañ ko jël pour mu indi sécurité. seen préparation néew na. waaw parce que c'est quelques mois. waaw mais dès l'instant où dugg nañ ci système bi moment bi ñuy dugg ci système bi fekk situation bi jaxasoo déficit du effectif yi jaxasoo population bi yokku ñu soxla présence policière policier gën a soxla nit ñi nga xam ni policier professionnel war a dégager wu ci ay endroit administration yi gën a soxla ay auxiliaires ñun techniquement lañ koy analyser gën a soxla ay auxiliaires am nañ fi utilité lu tax am nañ fi utilité c'est parce que suñu nee yaa ngi may poser problème mu sécurité ñu wax présence policière teewaayu alkaati yi ci biir askan wi ci biir dëkkuwaay yi ci biir quartier yi ci kaw tali yi mu néew trop il faut que ñu nangu solution bi nga xam ne daf ñuy woyefalal loolu alkaati ASP bi nga xam ne dina mën a toog ci secrétariat commissariat alkaati bi nga xam ne moom lañu formé dem ci terrain bi dem defi PJ wala mu dem def leneen ASP bi nga xam ne dina mën yeneen tâche auxiliaire yóbbu convocation def lii dina ko mën def libérer de la force parce que mais pas laaj permis conduire quand même. pas laaj permis conduire quand même. non attendez foofu yi tamit ay fixation la fixation la yi nga xam ni il faut ñu dindi ko lu tax ñu dindi ko c'est que li nga du wax ci rébellion bu nit ñi nekk nit ku normal suñu solalee ASP bi tenu rek teg ko ci tali bi su la laajee sa permis yow mii su fekkee ni nit ku normal nga bugguloo fippu wala yooyu tendance yooyu dugg la war nga ko mën a jox sa permis te xam ni moom tenu bi mu sol tegu fi boppam dañ ko fi teg mu ànd ak leneen noonu partager responsabilité yi te bàyyi lu nekk rek ñu bugg ko teg li fi normalul moo ànd ak li normal ñun nañu fexe ba normal nit ñi nanu nangu ASP bi taxaw ñu respecté ko parce que respecté ko moo tax ñu solal ko tenue ku fi yeewu woon suba teel génn sa kër au lieu nga dem jàngale ji nga sol tenue ASP génn sa kër dañ lay ree moom mi nga xam ne nag daf koy sol da kenn du ko ree na nga ko respecté noonu l'autre aspect maintenant bu fekkee ni désordre am na ci loolu mais ASP la c'est un auxiliaire dañuy wax naan non nan ko habilité nanu améliorer comportement am parce que foofu la solution nekk comme ASP bi day participer ci contrôle bi ngir yàlla nan ko habilité nan jël benn disposition réglementaire bi nga xam ni dina ko permettre mu impliqué wu normalement ci contrôle bi mais nit ñi bu ñu défoulé wu ci ASP yi di ko wutal ay sikk naan nii woy warul def ni ASP rek la kan moo dul li nga doon rek waaw kan moo fii leneen lu dul li nga doon rek il faut qu'on respecte les gens su fekkee doyul te moom war nañ ko mën a jàngal ci biir commissariat bi en formation continue mu war a contrôler normalement parce que dafa am déficit de personnel foofu mais nañ ko jàngal au-delà de ça maintenant am na ay mission yi nga xam ni bu dul mission am de manière spécifique de manière technique buñ nga ko confier am na ay problèmes yoo xam ne bu fekkee am na te moom mooy responsable de ce désordre là en tant qu'individu pas en tant que institution parce que boo demee feneen ak feneen ci réew mi foo ci dem rek am na jub am na ndëng mais nag il faut pas que tey nit ñi par rapport au problème ñu am ñu def ay fixation rek ci ñi nga xam ni dañu nekk ci tali bi nekk ci lii sol tenue ainsi de suite pour que ñoom ñu leen di attaquer di leen sikkal di leen surcharger di leen critiquer te kii critiquer du xool boppam ñun communauté lañu alkaati ba ak ki nga xam ni moo koy critiquer ñoo bokk même communauté ku nekk da nga ciy dem rôle y a l'infirmier qui est là-dedans y a l'enseignant qui est là-dedans y a quelqu'un d'autre qui est là-dedans y a le maçon qui est là-dedans il faut que ñu delloo si suñu xel ni population bi loolu mooy Sénégal loolu nekk Sénégal nag il faut que alkaati bi bu waxee ñu ne ko waaw góor bu amee lu manqué ñu yokkal ko su fekkee war nañ ko jubbanti duñ wax waaye dafa bon dafa ceci cela dañ naan lii kat baaxul ci li alkaati yi liggéey nguur gi essayer leen régler lii pour mu jubbanti ko mais attaquer benn yoon nga xam ne da nga koy dóor rek mu daanu nga éliminer ko c'est pas possible. ok il faut ñu changer. c'est pas possible ba léegi rek mu di seen émission hashtag ñu ci dal rek commissaire Keita di wéy ba léegi ci waxtaan wi drogue bi xam naa ne moom la ñu mujjee incha allah parce que Sénégal temps yi li fiy dugg bari na lool mu jaaxal ñu bi xew ay bés bii ñu gën na fës moo di viol yi. rawatina nag pédophilie bi nga xamante ni nemmeeku nañ ko ci benn jàngalekatu daara ak la xew ca Dakar Sacré-Cœur di tëddee ay gone yu góor. loolu damay xool benn vidéo bu doy waar
ci internet bi ma xool ni effectivement lii ñuy wax yëpp nit moo koy def mais dafa am li nga xam ni tey il faut ñu dogale ka liggéeyaat mën nañu téyewaat nit ñi mais il faut que ñu bañ ko def ay wax ay événement ñu comprendre ni problème am na te problème bi am na lu ko expliquer tey li nit ñiy gis ci li nga xam ni da leen di dugal ci lenn dafa yomb trop da ngay for image for vidéo ci lu dul dara nit yor benn vidéo di ko partager wutum xaalis bi ci àddina ak wut lu yomb pédophilie dans le milieu du sport commencé wul fii booy xool ci sport yi gën a rëy ci àddina bi booy xool seen histoire muy tennis muy ay patinage en Europe muy sport yu muy gymnastique en Europe muy petite catégorie de basket ainsi de suite mais li ciy révélé wu ci ay cas yi nga xam ni ay cas yu doy waar la ci jamono ji nit ñi di ko partagé daf ñu war a yee ci li nga xam ne àggaguñ fa ñun dañuy commencé gis rek gisaguñu parce que làmmiñ yi tekkee koogul dama wóor ni am na ay endroit bu làmmiñ yi tekkee ko rek dinañ gis li nga xam ni dañ naan ndekete ñun tamit ci lanu kon tey dañu war a prendre en compte cela amu fi benn saint ñëpp ay nit lañu yi nga xam ni ku ci jege xale rek war nañu barrière sa diggante xale yi muy góor ak muy jigéen ku ci nekk ci biir ay mbooloo am influence ci ay nit rek war nañu barrière ci diggante ak loolu te ñu koy waxante nag kenn bañ a sang sa bopp balaa ñu naan yow mii set nga a priori le soupçon dañu war a soupçonner ñëpp ñi nga xam ni dañu téye xale créer ay barrières seen diggante loolu mooy réponse bu mu mën a am par rapport à ces histoires de pédophilie yi nga xam ni am na fi amaat fii tey dafa commencé di gën a fés par rapport à l'histoire de Sacré-Cœur am na feneen daf ñu wàll si parce que organisation yooyu mu ngi commencé bari fii mu ngi commencé bari Sénégal ku jóg rek daal di organiser sa Sacré-Cœur sa cela un centre de formation ainsi de suite te nit ñi nga xam ne dañuy jóge feneen di ñëw fii ak ñii nekk fii ñu leen di dugal ci ay marchandage yu mel noonu ñu yoree xale am ay dogal ci ñoom mën leen yaakaarloo ni lii kat suñu ci d'accordé dina yombal dina leen favoriser ba ñu nekk ci monde bi nga xam ne ay milliards rek lañ fay tudd dafay yomb trop. kon léegi daal nit ñi daanaka dañu topp seen bakken bu baax a baax bu dee tënk naa galanu waxu commissaire bu ñu jógee ci loolu dañu wax leneen wàllu drogue bi Sénégal moom temps yi pooru Ndakaaru dafa mel ni ñëpp dañuy ñëw bu mujj mooy 1110 kilogrammes de cocaïne valeur bi toll ci 250 milliards de francs CFA. Ça devient très grave te mooy bu mujj bi ah. non mu am na bu ci teguwaat ak ko c'est-à-dire ni muy. boobu mooy bu mujj bu ngande bi am na bu ci teguwaat bi nga xam ni ça faisait autour de 9 milliards. xiinu taw yoo quoi. li mus ñu ko dégg Sénégal. xam nga qu'est-ce qui explique cela. xam nga Sénégal réew la bi nga xam ni dafa nekk sele bu yoon. xam nga luy sele bu yoon. oui. waaw diggante Europe Afrique Amérique jéggiwaay la bi nga xam ne day yombal déplacement loolu yàgg na ci histoire am rôle boobu la mës a joué sooy dugg Afrique soo xësee ba dugg Sénégal fu la neex nga dem soo jógee Amérique soo xësee ba séentu Sénégal bu la neexee àgg Europe très facilement. donc loolu dafa jox avantage commercial bu extraordinaire ñuy dem nag ci jamono kenn xamu fi drogue dure ba vers les années 80 mu commencé fi dugg phénomène boobu day évoluer drogue business la ça veut dire wutukaayu alal la dafa bari xaalis bi nga xam ni li mu lay jëkk indil mooy su duggee mooy constituer wu marché sa biir dëkk pour que nit ñi di ko utiliser mu am business bi rouler sa biir dëkk ñun loolu la ñu vivre pendant très longtemps trafiquants yi di seet ñi nga xam ni soxla nañ ka ak ñi nga xam ni mën nañu fexe ba ñu soxla ka ñu leen di dundal di leen màggal ba environnement international bi changé trafiquants yi seen bopp narcotrafiquants yi seen bopp compte tenu situation bi nu wër fii
ñu xam ni tey par exemple monde bi fii mu ngi développé wu mais tamit insécurité mu ngi fii am ay foyer de tension ñu ngi fii am ay route yu bari ñu ngi fii ubbeeku sunu contrôle moo gën a woyof sunu ay frontières dëgërul te yeneen frontières yi tàmm nañu xeex ak ñoom tàmm xeex ba nga xam ni liñ fa doon am pour jàllale mënatul yombe noonu il faut ñu wër ndomba boobu nag comme seen business la ñu nekk dañuy seet ñoom fu ñuy tàllale waat seen ay yoon tàllal seen ay yoon nag dafa compliqué parce que dañuy choisir occuper benn territoire di fa def li ñu fay def di fa indi di fa conditionné di fa jàllale di fa organiser seen ay rencontre di fa teg seen ay kilifa ñu fay dund de manière permanente ou bien di fa dund di dem di dellu si nekk fi di organiser commerce bi parce que yow yaa ma ni tout à l'heure ñaata tonnes tout ay milliards lan nga fi mën a jaay kilo am 80 millions li nga xam ne da nga ciy jaay benn kilo am 80 millions jaay ci tuuti am ay milliards loolu business bu rëy la donc buntu alal bu metti la ñi nga xam ne nag ñooñu jël tey dañu sam parce que xam nañ ni seen affaire mu ngi dox fii lii feeñ ci port bi indicateur la c'est-à-dire daf ñuy won tegtal la bu ñuy won ni tey ñun narcotrafiquants yi doon ñu jël est-ce que lii fii jaar yëpp moom la ñu jàpp wala est-ce que indicateur bi dañ koy considérer rek daal di développer suñu stratégie pour fàggandiku davantage parce que njort nañ ni li fiy jaar gën na bari loolu trop sinon duñu continuer di envoyer soo jàppee 100 kilos ñu indi waatal la 40 kilos nga jàppaat ça veut dire que ci diggante bi su fekkoon ne amuñu intérêt ci envoi yu bari yooyu arrêté nañ bu yàgg mais comme ñu ngi am intérêt ci envoi yooyu ngay jàpp et ñoom noonu la ñuy fonctionner xam na ni ci ak caay-caay la nekk il faut ñu leen di jàpp il faut ñu jàpp seen bagage mais tant que li rëcc mooy gën a bari fuuf ñoom ñu ngi liggéey maintenant nag lan mooy suñu rôle fii territoire la ñu territoire bi ay nit ñoo fi nekk il faut que ñu développer puis marché jaayante jënd consommer réseau yi di étendre fii loolu mooy sunu danger lan lañu war a fàggandiku loolu moo tax ñun war a fàggandiku territoire la comme dañu soxla jàllale il faut ñu def fi ay bases yi nga xam ne dañuy stocker dañuy charger waat dañuy organiser ay expéditions ainsi de suite loolu moo tax tout le temps nii naa est-ce que le Sénégal n'est pas devenu un pays narcotrafiquant un carrefour c'est cela le tout c'est que ñu mën a expliquer nit ñi li fi xew lan la effectivement les narcotrafiquants yi gis nañ ni sunu zone bi surtout la zone ouest africaine sunu zone bi c'est une zone bu nga xam ni daf leen di yombalal seen liggéey ñi fi ñun gënuñu fi mag ñi fi gën a tarle Nigéria la ak Ghana ñooñu féete kaw ci loolu ñoom ñu ngi dund loolu ñun ñëpp nañu ànd dund loolu mais ci biir ay réactions yi nga xam ni day wàññi conséquence parce que drogue baaxul. drogue baaxul ñu waxee beneen ponk mu di wàllu politique commissaire ban parti nga nekk ban parti politique nga nekk. man neewuma ci parti politique. mais da ngay politique. damay politique. ko àndal. je suis de la coalition présidentielle. donc Macky Sall nga àndal. Macky Sall laa àndal comme ni nga koy waxee ci wolof waaw mais xam nga très souvent soo nee diw laa àndal loolu dafa am ak doyadi gu ci nekk li tubaab di wax ni c'est très réducteur dafa am ak doyadi gu ci nekk nit da ngay nekk ci dara féete ci dara boobu nag am kilifa nga mën a expliquer mais diw laa àndal il faut ñuy sori loolu da ngay nekk ci dara man dama nekk ci côté bi nga xam ni ñoom ñoo yore réew mi te mën ko expliquer. ok côté boobu nga nekk. xam nga réew ñaar moo fi nekk ci camp politique ñi yore réew mi ak ñiy opposé wu man dama nekk ci ñi opposé wu. ñi opposé wu wala ñu yore réew mi. dama nekkoon ci ñuy opposé wu. léegi nga nekk ci ñu yore réew mi. waaw ba ma xoolal sama bopp ba ni déedéet du nii lu tax. ñaari camp la te man sama problème du camp sama problème mooy intérêt Sénégal nan la réew mi doxee lan la réew mi laaj tey ñun ñi nga xam ni am nañu dund bu yàgg
lan mooy sunu rôle lan mooy sunu responsabilité est-ce que toog fii di sànni ay xeer di ànd ak ay nit yi nga xam ni ku ci nekk wanagu la lan la bugg indil réew mi ëllëg lan la fi nar a def ëllëg lu tax ñu war ko gëm lu dul weddi li tubaab di wax nihilisme amuñu programme bi ma ñëwuma pour vocation nekk opposant dama ñëw pour xam réew mi naka la parce que alkaati la bu ñëw tàbbi ci géew politique bi lu ko doon yomb mooy ma dem rek tafu ci nguur gi mais damay dem di jàngat ba mën a expliquer bi ma demee ci biir tamit topp ma ci gannaaw li ma jëkk remarqué mooy ku nekk da nga taxaw rek di wut ko topp sa gannaaw man maay diw kaay toppal sama gannaaw ma jox la xaalis wala ma defal la lii wala ma defal la lii. ci opposition bi. rek nga ni yow donc damay dem. déedéet. may xool ni leen déedéet du noonu nan leen am projet politique nan leen am projet électoral mu la ma leen yóbbu ci loolu ma comprendre ni lii sama ànd ak ñoom demul mais ma xool du côté du pouvoir ma gis ni ak lu leen mën sikki ñu ngi liggéey ma ni dinaa dem taxaw fa la liggéey. kon seen liggéey xam naa mooy courant bi ñu yokk wala. non si ba yokku na de. non xam nga. gaz it yow en tant que journaliste. soo ma posé noonu question bi. da ngay fekk ñiy sànni xeer daal di emprunter seen langage posé ma question. non xam nga man ma toogee fii dama fiy toogal askan bi. waaw je suis obligé de poser question bi ni nga xam ne noonu la ko. askan bi soo ne da nga fi toogale askan bi. da nga fi toogale askan bi di poser noonu question. yaa ngi yóbbu askan bi ci sa dérive da nga war a poser question pour ma répondre leen askan yi am réponse. kon nag répondre yokku courant bi. xam nga kii gouverner. day jël ay décision wu yokk courant bi est-ce que foog nga ni ki kay def da kay def pour que sénégalais yi am lu leen naqadi lu bon moom la ñu dénk réew mi moom mooy defar moom moo xalaat tey ba ni ci démarche globale économique bi muy dox tey il faut que mu yokk courant bi pour mën a àgg ci objectif bi muy këfin loolu mooy def politique du taxaw ci yokk nañu ceeb bi jóg leen ngeen wax yokk nañu courant bi jóg leen ngeen wax wàññi nañu lii bu leen wax dara def nañu lii bu leen wax dara. mais xam nga aussi bi mu fi nekkee ba léegi dafa ñu tàmmaloon 2012 ba léegi presque courant mosu fi yokk booy xool ko yu ci bari yokkul woon donc bu ñu toogee ba fi ñu c'est-à-dire dafa xaw a tas yaakaaru ñu bari ndax xalaatuñu woon ni instant bi xalaatu woon ni instant bi nii dinañ ci yokk courant loolu rek moo tax nag mbir mi. mais d'accord naa mais biñ koy wàññi. avant ça mais nit ñi xalaat ou pas xalaat dañu d'accord ñu wàññi ko tranquillement buñ ko yokkee da nga war a wax ni sans waay même bu explose lu tax nga yokk man dama bëgg ñuy contribuer. damay bañ nit ñi nekk di sànnente ay xeer kooku ça fait l'affaire de gens yi nga xam ni indi wuñ fi dara ki la ni tey xeexal pour ñu yokk pour ñu wàññi courant bi est-ce que suñu xeexee ba nguur gi daanu tey su ëllëgee moom dina wàññiwaat courant bi ba def li la neex yow. def li la neex yow. est-ce que dina la ko defal. tey jour boobu moom moo yore réew mi. moo ko war a doxal dina yokk dina wàññi il faut que ñu raisonnable waaw. ok voilà Cheikh na commissaire question yi moom bon li ñu waroon waxtaanee bari na quoi mais Babacar nee na ma waxtu wi daanaka sax li ñu cërale woon moom ëpp na du ma def nag kon Babacar mën nga may beneen question waaw ñu peut-être question bu mujj bi rek mooy Macky Sall mi nga àndal xam nga waxu ñetteelu mandat bi moom da koy tere dafa mel ni de waaw bëggul daal moom ku ci wax ndax yow jàpp nga ni moom dafa def troisième mandat ou pas. man dama bokk ci ñii démocratie du limiter mandat te mu mën ko expliquer ñun amuñu aada limiter mandat tubaab bii ñuy xarab moo ñu fi indi limiter mandat en 92 ci conférence de la Baule ñun ñu nekk Afrique mu jékki-jékki Mitterrand daal di ñu ku fi deful limitation de mandat dootuma la dimbale. tey nag ñu nekk fii topp ñu ngi xarab tubaab yi woon fi di régler démocratie comme ni mu ko buggee. ñun nan seetaat suñu bopp bu baax a baax régime bi ñuy doxee nan ko créer suñu bopp et je dis tout haut que ni démocratie du limitation de mandat kan mooy jël benn peuple bu bugg élire kenn 5 fois nga ni que 2 fois nga koy élire ça n'a rien à voir avec l'option du président Macky Sall lu ko neex na def mais man je dis que je ne suis pas d'accord avec ça.
merci beaucoup sa kàddu bu mujj ci lu gaaw rek ñu tëj. voilà merci beaucoup maa ngi leen di remercier yow moom la jël nga ci émission bi parce que voilà da ngay économiser sunu temps trop merci beaucoup en tout cas. voilà moom mooy suma technicien ma sonal ko lool Babacar Kane mi fari ci jàppandal bi comme ni ko Djibi Sarr Joni di ko waxee commissaire vraiment kontaan nañ trop di la dalal ndax xam nañ ni jot amul et puis yaa ngi jóge ba Kër Ndiaye Lo franchement ñëw fekki suñu fii te it saa yu ñu la soxlaa it ci téléphone partout vous êtes vraiment disponible du ma def rek lu dul ci kàddu Vibe Radio yëpp di la jaajëfal di wax ne rek gars yi mu doon seen mbokk auditeurs yi ngeen jégal ma mu doon seen émission hashtag news ñu doon koy defal dibéer bu nekk seen xel Modou Fall doon àdd génn teewlu Babacar Kane encore une fois nekkoon ci jàppandal bi gannaaw viberadio.sn application beeg tuñu teew nañ wéy leen di ànd ak ñun ci Facebook Twitter Instagram ak suñuy chaîne YouTube ba dimanche ak jàmm. Hashtag News sur Vibe Radio. The best radio station on Vibe Radio.